ca Yoff Tongoor fii ci Ndakaaru la waxtu wi jot na mbokk yi bisimila ci xibaar yi ci wolof. Gën a fës ci xibaar yi moom ministre bi yor lépp jëm ci wàllu ndox ak assainissement demoon Touba seeti nag liggéeyum xeexum mbënd mi ren fan la toll Serigne Mbaye Thiam ginnaaw bi nga xamee ni amal na ay programme foofu ak gouvernement bi doon nag natt liggéey bi fan la toll ci xeexum inondation yooyu lay xibaar yi it dina wax ci wàccaayug tabaski bi moom ministre de l'élevage mu ngi wéyal tournéem moom ministre bi nag Aly Saleh Diop mu nga woon ca Missirah Wadène ca région bu Kaffrine ngir seet nag ñoom acteurs yi fan la ñu toll ñoom it ñu wax ko seen i jafe-jafe yu ñuy jànkonteel fii ci Yoff la xewee nag démb ci ab collège bi ñu tuddee Ousmane Sembène collège Ousmane Sembène bu Yoff boobu nag ay xale daal di yàqate classe gannaaw ba nga xamee daal ña ngay mandargaal tëjte l'école ba ñoom kilifa yi demoon nañu seeti l'école ba mel ni nag wax nañu ne daañu nag jël ay matukaay ci loolee nga xam ne moo xew ci boobule école. ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen télévision nationale ñu ngi am mbégte it xam ne yéen ñuy topp ci réew mi di Sénégal topp ñu fépp ci àddina bi mu di RTS 1 démb ci palais présidentiel moom jiitu ko réew mi am na ay ndaje yoo xam ne jot na ko amal ak ay gone yu bare jógee ci fu ne ñëw fekk si ko foofu ci palais présidentiel ñu doon waxtaan nag jàpp jëm ci wàllu xëy mi jàpp jëm ci wàllu wér-gi-yaram lépp loo xam ne jëm na it ci wàllu njàng mi ak yeneen yëngu-yëngu yoo xam ne mi ngi nekk fii ci réew mi président Macky Sall indi nag ay leeral yu bare jàkkaarloo ak ndaw yooyu ci ay waxtu ñoom ndaw yi rafetlu bu baax a baax loolee nga xam ne moom la ñu dippee jokkoo ak Macky ñu jokkoo ci ak Seydina Omar Ñing. ay téeméeri ndaw ñoo daje ak président de la république ci ay anam yu rafet méngoo ak civisme waaye tamit citoyenneté. jokkoo bi li ko taxoon a jóg mooy mën di waxtaan directement ak jeunesse bi waxtaan directement ak population yi pour mën a xayma politique yi ñuy doxal ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi nan lañ ko gisee ak yan retour lañ si mën a am su ko defee ñu mën a jubbanti wala mën a baral li nga xam ne mooy doxalin bi. ci ni ñu ko daan defee président de la république Macky Sall déglu kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo jotul woon jokkoo ak moom ci wàllu jafe-jafe yi ñu am ci seen gox jëm na nag ci wàllu xëy ni ko ndaw yi waxee ak njiitu réew mi. Monsieur le président de la république waaye dañuy am loo xamante ne daf ñuy gàllankoor ñun ndaw ñi maanaam dañuy dund ay emploi précaire ay CDD yoo xam ne dañuy dund ak moom ay at. côté entrepreneuriat ndax jàpp nañu ne pour ñu dimbale xale yi ñu liggéey dina néew torop ñu sukkandiku ci liggéeyu bureau wala ci liggéeyu fonctionnaire kese te li ñuy jàppale ngir ñu mën a def loolu mooy nga fexe ba appuyer ñu ci côté entrepreneuriat jàpp naa ne loolu soo ko defee di nga ñu jàppale bu baax a baax. Monsieur le président dama lay wax ni la au plateau te dégg naa léegi ñuy wax 72 heures yi ñun au plateau kenn convié wuñu woon ci 72 heures yooyu tardivement lañ ko yëg moo tax participer wuñ ci plateau impliqué wuñ ci ñuy ñaan bu amatee ñu duñu convier duñu informer ñu ñëw en tant que ndaw informer toute la jeunesse de plateau ñu mën ci participer. ci tontu yi nga xamante ni nag njiitu réew mi tontu na ko boole na ci membre gouvernement bi ku ci ne ak li la war ci mbir mi muy wane rek njiitu réew mi li nga xamante ni moom mooy solo bi mu jox nekkinu askan wi rawatina ndaw ñi ci gox yi. buñ leen ne dinañu wax nangam ci emploi il faut ñu am organisation pour je me rappelle plateau xamatuma ñaata la woon mais en tout cas département yu bëri yokkoon nañu quota bu ndaw de 200 à 300 emplois mais loolu buñ ñu joxul liste yi mënuñ ko def donc question de suivi la damay ñaan ñoom Chérif ñu faciliter contact bi entre yéen ak ministre de l'emploi emploi yooyu dañ ko gelé ñu ngi fi parce que xamoon naa ne foog ñu am volant boo xam ne da nekk un volant de correction li ñu def ci département yi c'était un volant boo xam ne ci la ñuy dindi ay 200 emplois par département 300 léeg-léeg pour ñu mun ko corriger su ko defee nit ñi mën a am mais faw ñu xoolaat fi ñu jaaroon yëpp ñu mën a génne liste yooyu la joxe ko pour ñu mën a jox ñooñu seen emploi les emplois existent déjà. ndaw yi nag ci li ñuy yëngu bokk na ci ay métiers yoo xamante ni ñu ràññee la ci jamono yi. le centre benn problème rek la ñu amoon mooy que ne pour ñu muter suñu moto yi day jël temps
parce que bu ñu demee service des mines dinañ la jaabanteloo ba finalement après yow dootoo sawarati pour mën a continuer circuit bi en fait des fois tamit dinañ la jàpp yu sew sewaan yi monsieur le président ñun policiers yi ñooy xaw a sonal benn instant tuuti man am naa kayit mais am na yenn jeunesse yoo xamante ne nii am nañ permis de conduire mais dañuy dagg assurance mais des fois dañu lay jàpp ne la da nga am défaut catégorie. waaw bon Antoine monsieur le ministre. waaw maa ngi lay remercier monsieur le président de la République dégg naa li mu wax léegi ma koy rassurer pour wax ko ni ko comme ni nga ko joxee léegi comme instruction dinañu mën a gisee léegi dinaa jël numéro téléphone am ñu mën a gisee suba wala gën gaa sori lundi. ci noonu nag la président Macky Sall wéyalee waxtaan wi ku ci ne bu lay tontu woo ministre bi nga xamante ni moom moo yore mbir mi su ko defee ñu déglu la waaye tamit xool naka la ñuy gunge ndaw ñi ci seen wàll mu jëm nag ci wàllu sport wàllu paj mi ak infrastructure lépp daal njiitu réew mi waxtaane na ko ak ndaw ñi ci jokkoo bii nga xamante ni am na solo lool muy wane président de la république boo xamante ni kuy déglu askanam la te loolu ndaw yi teewoon fii rafetlu nañ ko. Jokko ak Macky yi di am ay jamono yu nekk président de la république waxtaan ak ndaw yi réew mi mu doon xewee nag ca palais présidentiel commandant armée bu Sénégal joxe nag ay terrain toll na ci fukk ak juróom-ñett jox ay militaires yoo xam ne ay jàmbaar lañu yu demoon ci ay opération fii ci biir réew mi gis nañu it ne ñi nga xam ne ñoo di jàmbaar yooyu la ministre des forces armées bi mu ñëwee dem na réceptionné ay kër yu bees yoo xam ne dañ koo defaroon ngir ñoom mel ni nag moom ministre de la défense rafet na bu baax a baax taxawaayu jàmbaar yi Moussa Mané. Secrétaire général Joseph Louis Tavares D'assouza bu Thiès nag dafa toll nag ci 24 logements yoo xamante ne dañ ko rénover ngir militaires yi ñu mën a dëkk mu toll nag ci juróom-ñett yoo xamante ne officiers yi ñoo ko moom yeneen fukk ak juróom-benn nag daanaka sous-officiers yi ñoo ko moom lii nag day dugg ci benn programme boo xamante ne ñu ko sumb ñooy agence pour le logement des forces armées ñoom nag ñu tàmbali benn campagne rénovation logement yi nag fépp ci Sénégal. ñëw fii def cérémonie bi nga xam ne dafa am solo. dañ fi remettre ay attestations à des soldats particulièrement ñi nga xam ne dañoo blessé ci ay opérations programme la de 116 logements. ñoom nag ñu tàmbali benn campagne de rénovation logement yu armée yi nag fépp foo xamante ne am na fa garnison mu mel ni ministre bi nga xamante ne moo yor wàllu forces armées nag moom mu ngi rafetlu taxawaay bi nga xamante ne commandement bi taxaw na ko ngir mu jàppale ñi nga xamante ne ñooy soldats yi ñoo am dëkkuwaay bu rafet. beneen ponk boo xamante ne amaloon nañ ko foofu nag mooy joxe ay attestation ay soldats yoo xamante ne amaloon nañu ay gaañu ci opération intérieure rawatina fële ca Casamance. mu mel ni benn mbébét boo xamante ne commandement bi daanaka teg na ko ba tax na nag am na ay terrain yoo xamante ne jox nañ ko ñi nga xamante ne ñoo blessé wu. 18 attestations lañ fi remettre. di féliciter le général ndax initiative bi dafa jëm ci li nga xam ne le président de la République Macky Sall loolu la tëral pour que ñu mën a améliorer la condition sociale et personnelle des militaires. Alpha wax naa ko Daza ñoom ñëpp ci la ñu liggéey ni ñu ko gisee tamit militaires yi ñi nga xam ne ay bénéficiaires lañu kontaan nañ ci seen jobooti kontaan nañu commandement bi tamit kontaan na ndax ñi nga xam ne am nañu ay logement suñu leen soxla mën nañ leen jot le plus rapidement donc politique boobu dañ koy continuer ndax loolu day gën a renforcer la sécurité sociale des militaires. balaa Thiès nag ministre des forces armées nag jotoon na réceptionné ay logement fële ci camp général Idrissa Fall mu mel ni benn loo boo xamante ne dafa takku bu baax a baax ñu daal di jox logement yooyu sous-officier ak militaire du rang mbébétu commandement bi nag mooy fexe ba lépp loo xamante ne war nañ ko yeesal surtout ci garnison yi daal di koy yeesal ngir ñi nga xamante ne ñooy soldats yi am dëkkuwaay bu rafet. ministre de l'eau et de l'assainissement moom ma nga woon ca Touba Serigne Mbaye Thiam dafa demoon seeti nag programme yi nga xam ne nguur gi da ko amal ca Touba ngir xeex nag lépp lu jëm ci wàllu mbënd mi fan leen ci toll ñu dellu soit ci boobu la tournée.
ci tukki bi ma amal ci Touba ministre de l'eau et de l'assainissement bassin bu Kër Ñang moom la njëkk nemmeeku si foofee ñu def fa ay jéego yu am solo ci ndimbalug office national de l'assainissement ngir nag lépp lu jëm ci wàllu ndoxu taw yi bu ñëwee mu mën a ñëw foofu ren dana yokk miir bi yokk it ay bassin yoo xam ne bu ndox mi génnee dinañ fa mën a dugg. programme ñaar fukki milliards yooyu ak ñett ni mu ko waxee woon noonu la ko defee parce que tànn nañu entreprise bi koy def waaye diir bi nga xam ne ak lii code des marchés bi laaj pour tànn entreprise bi moo tax biñ ko tànnee ak léegi liggéey bi war a toll ci fukki weer ak juróom-ñett pour def ko mënul a pare pour nawet bi. léegi loolu muy Kër Ñang nga xam ne presque ndoxu Touba yëpp foofu lañ koy yóbbu mu liñ fa mënoon a nekk pompe yi mën a manque 2 millions yi litres ak juróom-ñetti téeméeri junni par waxtu ñu yokk ci yeneen 2 millions donc pompe yooyu léegi mën a manque 4 millions ak juróom-ñetti téeméeri junni ci ay litres par minute te ndox moomu suñ ko pompé ci bassin yi lañ koy indi mooy bassin bii ñu nekk nii Daaru Rahman mu nekkoon benn bassin léegi ñu yokk ci beneen ñaareelu bassin. ministre assainissement dem na it yoonu ndaam délégation bi taxaw na foofu xool situation bi foofu it yëkkati na fa ay kàddu wax ne nguur gi mi ngi liggéey ngir lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ndox yi débordé ñu mën ko xeex. Serigne Baye Thiam wax ne it am na ay pexe yu ñu lal ndax ndox mi nga xam ne day faral di yéeg te di indi ay jafe-jafe ci Touba ak li ko wër am na ci nag ay forage yu ñu dippee forage de rabattement yoo xam ni teg nañ ko. ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñu ne li ñu war a def mooy def ay forage yoo xam ne suñ ko manqué ndox mi dana wàcc te loolu gis nañu 10 ak juróom-ñeent lañ ci war a def defagum nañ ci 10 ak benn wala 10 ak ñaar ci yooyu juróom-benn commencé na cee dox bi njëkk a dox fukki fan ak benn ci mois de juin bii la maanaam ñaari ay bés ci ginnaaw la commencé dox te ñun ñëpp mën nañ koo seede parce que yéen a ngi fa woon bi ko ñi fa dëkk di wax ak autorité administrative yi bi ñu commencé pomper loolu lu néew moo commencé pomper juróom-benn forage rek bi njëkk a pomper fukki fan ak ñeent la ci ginnaaw waaye ñoom seede nañ ne ndox mi commencé naa wàcc notamment ci sëg yi ndox mi commencé naa wàcc. ci Touba xalif général des Mourides dalal na ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mountakha Mbacké rafetlu liggéey bi nga xam ne nguur gi mi ngi koy amal ci Touba ak li ko wër ci wàllu assainissement. ministre de l'eau et de l'assainissement di wéyal ab tournée nationale boo xam ne day xool lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jumtukaay ouvrage infrastructure yoo xam ne teg nañ ko ngir xool fan la ñu toll ginnaaw bi nga xamee ni dañoo wax ni ren bu ñu deful ndànk ay taw yu bare sakkan dina wàcc ci réew mi loolu nag moo tax ñuy jël nag ay matukaay yoo xam ne dina mën a aar dëkkuwaay yi nekk fii ci biir réew mi. ministre de l'élevage moom it mi ngi wéyale ab tournée xam ngeen tournée boobu nag dañ ciy waajal li nga xam ni moo di feetuk tabaski ministre de l'élevage Ali Saleh Diop bi yoon ma nga woon ca daral bu nekk ca Missirah Wadène foofu ca région bu Kaffrine Kër Diop. marché à bétail bu Missirah Wadène file ci Kaffrine tabaski ay fan képp des fi ñu seetlu ne file bari na ay xar yu jóge Sénégal Mauritanie waaye itam Mali jëwriñ ju ñu dénk wàllum càmm gi ak itam production animale ñëw na fi ànd ak ay service am lépp rek ngir xool ana naka la fi yëf yi tëddee. li may constater mooy que ne dama ñëw vers les coups de 18 heures daaw bi ma fi ñëw def naa ne c'était vers les coups de 10 heures. ku xam marché nag ni muy doxee déroulé bi ci journée bi lu muy gën di guddi muy gën a wàññeeku waaye nag jox nañ ma statistiques yi tey parce que marché bi tey 17000 ci ay xar dugg na fi loolu am na solo. bi may ñëw tase naag ay camions yu bari yoo xam ne ñu nga jëm Ndakaaru bi ma ñëwee di leerlu ñu xamal ma ne camions yi fii lañ jógee. kilifa gi wax ne xelam dal na marché à bétail bu Missirah Wadène ubbeeku na ci sous-région bi waaye nekk na barab bi nga xamante ni nag day faral di jox xar bu bari marché national bi bu weesoo li la nag am na ay jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi rawatina ci aliment de bétail bi. bi ñu jubalee tabaski gi moom ci bëgg gi mu bëgg benn ñi nga xam ne ñooy sàmm. ñaar ci ñi nga xam ne ay jula lañ dem ci sàmm gi ñiy càmm jënd di indi mais également ñi nga xam ne dañu itteewoo jënd xarum tabaski
mu ne kat jot na pour ñu jënd aliment de bétail. saako bi doon jaayee jar 15000 ñu subventionné ko jaay ko 5000 francs. loolu président de la république moo leen ko jagleel. marché bi nag lu toll ci juróom benn fukki tonnes aliment bétail bu ñu subventionné indi nañ ko fi leneen li nga xamante ni jaaxal na lool ñi fi nekk mooy wàllum kaaraange. la sécurité nag c'est une affaire de tous maanaam ñun ñëpp la population bi ak ñi nga xam ne ñoo yor tëni yi te yoon may leen effectivement ñu di ko saytu ñun ñëpp ñoo ko bokk. di joxe di nag di féliciter exemple comité de vigilance bi nga xam ne moo nekk ci daral gi tey ndax def na liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne tey ak jur jógu fi dem ndax càcc gi. gendarmerie dañuy renforcer seen dispositif fii ci marché bi pour ñu gën a bari éléments yi gën a bari. am na comité de vigilance bi nga xamante ni teg nañ ko fi et dispositif boobee dinañ ko gën a dooleel lépp rek ngir kaaraange ñi nga xamante ni ñoo fiy liggéeyee bu ko defee ñu mën koo def ci xel bu dal. Claire Diop foofu sa Missirah Wadène ma ngi ca région bu Kaffrine moom Ali Saleh Diop ministre de l'élevage di wéyal tournée bi nga xam ni mooy waajal tabaski bi ñii ay élèves lañu ñu ngi fii ci Ousmane Sembène ci ab collège ñoom nag dañoo def lu doy waar ndax nag classe ba mu doon jàngale ci bari daal dañ ko yàqate nag démb kilifa yi nag wax nañu daañu jël ay motukaay ndax loolu duñu bàyyi muy jàll Massamba Thiane. li ñu gis ni nag mooy yàq yu nga xam ni moom la xale yi def ci li nga xam ne mooy salle de classe bi nekk ci lycée bu Ousmane Sembène bu Yoff muy groupe boobu xale boo xam ne bi ñoom ñu ngi jàng ci classe de 4e lim bi toll ci fukk ak juróom-benn yoo xam ni ràññee nañ leen. affaire bi nekk la loo xamante ni lu ñu metti la lu ñu naxaree parce que ñun ñëpp ay élèves lañ te am na suñuy rakk yu war a ñëw def teew yoo xamante ni dañu war a jàllale si même classe gi ñu def kon donc dañuy war a dans des très bonnes conditions lañ leen war a teg pour ñu respecter suñu établissement. waaye li ñu gis nii tey ci ndongo yoo xam dañu war a sàkku xam-xam ñu ñëw def lii wax dëgg yàlla neexul ci xol te képp ku ko gis di nga jaaxle li ñuy wax mooy dañuy ñaaxaat waajuru élèves yi. ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk wàllu njàng mi fii ci école bi muy parents d'élèves yi proviseur bi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñoom ñëpp rek bi nga xamee ne affaire bi métti na leen dañoo dem gendarmerie daal di déposer seen plainte contre X loolee nag muy doon loo xam ne lii commencé nañ ko topp. yëgal nañ ko suñu autorité yi ñëw nañu aussi xool bërëb yi affaire yi amoon. ginnaaw loolu aussi bind nañu benn plainte yóbbu ko au niveau de la gendarmerie. ñu ngi koy condamné en tant que kilifa en tant que parent di metti loolu te lii kilifa gi wax léegi mooy ñun en tant que communauté bi ak parents yi dinañ ànd ak kilifa école bi ba yiñ ci war a taxaw yëpp ñu taxaw ko. ministère de l'éducation nationale yebal fa benn délégation boo xam ne bii nag ki nga xam ne mooy inspecteur d'académie bu Dakar moom moo ko jiite woon ànd ci ak ki nga xam ne mooy IEF bu Almadi. moom Sadikh Niang nag bi nga xam ne yëkkati ne ay kàddu ñaawlu li nga xam ne moom la xale yi def nee na nag ay daan dinañ ko teg seen kaw. dès lundi incha allah proviseur dina convoquer conseil de discipline bi ci kàttanu yàlla ñu toog n'est-ce pas statuer en tout cas càmbar mbir mi proposer ñu également loo xamante ne ni ay mesures la yoo xamante ni incha allah dinañ ko jël te sur ce plan dama la bëgg a xamal fii nii duñ ci dellu ginnaaw. duñ ci dellu ginnaaw parce que liñ ci waroon a def véritablement def nañ ko ci depuis daaw. li nga xam ne moom la ñu nemmeeku nag te mu commencé woon daaw muy fitna wala tamit ay violence yoo xam ni xale yi dañ koy amal bu école di tëj ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nee nañu nag loolu moom dootuñu ko bàyyi mu jàll fas nañu yéene képp koo xam ne kii def nga ci lu dul sa noonu ñu daal di lay jaarale ci yoon. donc loolu mi ngi xewee ci lycée Ousmane Sembène mi ngi fii ci Yoff ci boori Ndakaaru garde des Sceaux ministre de la justice moom doon ubbi ab programme bi nañu ko tuddee open extractive soo ko déggee nag lépp lu jëm ci wàllu meññeef ji si suuf si te ñu mën ko jëriñoo loolu nag moo waral programme boobu ngir fexe nag ku nekk war cee mën a gën a gis boppam rawatina entreprise yi nekk fii ci biir Sénégal reportage la bu Abdou Wade. Sénégal dafa mel ni dafa dogu ngir indi lépp loo xam ne leeraange la ak doxalin boo xamee ni daal bu mucc ayib la ci wàllug lu ñuy wax secteur extractif résultat boobu nag pour ñu am ko ministère de la justice initiative pour la transparence des industries extractives ak kuréel gii di open ownership ñu ngi liggéey booloo seen doole ngir nag liggéey ci biir programme bi ñu duppee open extractive programme bi nag mi ngi indi ay xalaat ak di fésal ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ay sociétés yuy liggéey ci fànn woowule loolu nag wax nañu ne
moom rek moo mën a sotti liggéey bi nga xam ne ñoom moom la ñu sumb ndax nag dañu bëgg a xeex lépp loo xam ne moom la ñuy wax crime économique. industrie extractive ku ko moom dañ koy xam amu ci benn rëkk-rëkk ku ko moom dañ ko xam nga loolu mun na dimbali lu bare loolu mun na tere corruption loolu mun na tere conflit d'intérêt ce qui fait que suñu partenaires yi financiers notamment dañu féliciter Sénégal bu ñu féliciter Sénégal dañu ne Sénégal il faut mu organiser jour bi tey pour que lu Sénégal def ñu mun ko mettre en évidence pour que ñeneen pays africains yi mun ko utiliser. Sénégal bokk ci ITIE boobu ak léegi atum 2013 doxalin boobu nag soo gisee Sénégal am ko lu bëgg rek mooy ñii nga xam ne ñoo di askan wi mën a bàyyi xel bu baax a baax ci doxalin yi nga xamee ne moom moo am ci biir ressources yooyu di ressources yu jógee ci secteur extractif bi maanaam lépp luy meññeef di jóge ci suuf si nit ñi it gis ci seen bopp bu baax a baax. ngok di wéy ci xibaar yi ba léegi ak lu jëm ci wàllu état civil xam ngeen am na nag ab programme boo xam ne Sénégal nag da ko waroon valider jàpp nañu daal ne lépp lu xam ne jëm na ci wàllu enregistrement lu ñuy wax nit kuy doog a juddu ak leneen lu mel noonu ñu soxla ko ci mairie léegi nag am na programme boo xam ne teg nañ ko ngir nag moderniser lépp lu jëm ci état civil fii ci Sénégal Union européenne moo ciy jàppale Sénégal Saliou Seck. jumtukaay bi nag dañ ko taxawal gannaaw bi ñu fi amalee gëstu bu am solo ci wàllu état civil la tey jii nag mën nañu wax ne Sénégal am na jumtukaay bu mucc ayib ngir fexe ba indi fi état civil boo xam ne nii bu mucc ayib la. validation boobu nag depuis at ñu ngi ciy liggéey am na aspect yoo xam ni fii daañu ko valider mën nañ ko valider am na aspect yoo xam ni tamit fokk ñu yóbbu ko ba ci gouvernement bi yóbbu ko ci président de la République surtout les aspects financiers pour man ko dëggal. mën na nag jublu ci loo xamante ni moo ñuy permettre ñu réaliser ko ñun ñëpp xam nañu importance état civil ndax nit bu juddoo këyit bi mu war a njëkk a am mooy bulletin de naissance loolu nag gis nañu Sénégal ni am nañ ci ay jéego mais am ba tey des na am na ay zones yoo xam ni duñu déclarer seeni doom bu ñu juddoo looloo tax ba bu ñuy jàng sax dañuy dem ba ci biir war a passer examen duñ ko am. lii nag daa bokk ci lu ñu dawal programme bu ñu duppee nekkal nga xam ne nii waa Union européenne ñoom ñoo ko financé ci lu toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards solo si nag moom mooy yeesal état civilu Sénégal. te plan boobu dinañu permettre ñu numériser digitaliser sécuriser li nga xam ni mooy l' état civil di jël données yëpp nag di ko yóbbu ci data center bi nekk Diamniadio nga xam ni data center boobu day permettre données yooyu mu doon suñuy fu bopp problème souveraineté la. nationale sécurité nationale et cetera nga xam ne duñu amul kenn ku mën a stocké suñuy données ci bitim réew loolu nag bi data center bi pare président Macky Sall taxawal ko système bii ñuy liggéey day liggéey ak ñoom pour données yooyu ñu defar ko. tey jii nag ginnaaw bu ñu validé li nga xam ne nii moom mooy stratégie nationale état civil bi nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war nañ ko fi amal yoo xam ne nii yu mucc ayib la. Saliou Seck lii moom coopération allemande la ak agence sénégalaise d'électrification rurale di yëngu ci wàllu courant gi rawat na it ci dëkki kaw gi ñoom ñëpp ñoo dëkkaloo ngir nag indi courant bi ci ay dëkk yu bare bare dina toll ci ñetti téeméer yi dëkk fii ak atum 2024 Lamine Touré. ñii nag dañ leen tàggat ci lu jëm ci li nga xam ne moo di maintenance mini centrale solaire yu nekk ci dëkk yu kaw yi ñoom nag daañu baral seen loxo bu baax ci projet bi nga xam ne dañ ko jagleel ci lu jëm ci wàllum électrification rurale ci réew mi. Permettre nañu tout d'abord pour la surveillance de ces centrales-là de pouvoir le faire à distance mën a am ci yenn équipement yi comme les batteries onduleurs yi ñu mën a xam à distance dañ leen war a mën a paramétrer bu dee problème am na pour mën a may village bi ñu am électricité à temps. formation moom soxla woon nañ ko trop parce que vous savez en tant que technicien suñu toogee li yàgg wala ñu jox ñu ay kii yu bees te def luñu formation duñu xam nan lañ koy jëfandikoo duñu xam nan lañ koy téye ba au moins mu mën a yàgg pour population bi koy jëriñoo. Allemagne ak Sénégal jaarale ko ci agence sénégalaise d'électrification rurale dañoo daal di joxante loxo ngir lii mën a antu projet bi nag fas yéene nañ ko tëral ba ci 2024 te dina amal njariñ ci ñetti téeméeri village. Sénégal dafa sumb programme bu rëy bu ñu tuddee programme accès universel à l'électricité pour ñu mën a réaliser accès universel à l'électricité nag
énergie solaire bi da si am place bu rëy loolu moo tax ñu initier formation bi tey am nañu projet bu rëy avec coopération allemande gouvernement dugal si lu toll na 60 milliards pour ñu mën a électrifier lu toll na juróomi téeméeri village Fonds vert climat tamit jox nañu un financement bu toll na 50 milliards loolu yëpp dina engagé lu ñu tuddee révolution mini-grid c'est-à-dire foo dem ci Sénégal localité yi nga xam ne sori nañu réseau électrique yi dañ fa yóbbu ay centrales solaires pour population yi mun a jot ci courant mais pour que centrales solaires yooyu tamit mun a continuer di joxe énergie tout le temps pour que population yi gis ci seen bopp il faut que opérateurs yi maanaam muy Sénélec muy concessionnaire d'électrification rurale ERA ak Comasel ñu tàggat leen jox leen jumtuwaay yi nga xam ne dinañu mun a exploiter centrales yi dinañu mun a assurer maintenance bi. liggéey bi nag Sénélec ak yeneen partenaires yu état bu Sénégal dañoo dugal seeni loxo bu baax a baax te dinay jëmmal itam li nga xam ne moo di projet nguur gi ci wàllu woowu. Allemagne ak Sénégal République tchèque itam ak Sénégal lëngoo di liggéey ñoom nag waa République tchèque xam nga ñoom ñoo jël lenge yi ci France ci wàllug Union européenne war ko nag jiite programme boobu nag lañ doon présenté fii ci Sénégal Seydina Alioune Fall. fii ci Dakar la ñu amalee ndaje mi nga xamante ne ni ay ambassadeur ak i tamit kilifa daje nañ ngir nag li nga xamante ne ni moo di présentation priorité bu dëkk bi di Tchéquie daal di def nag gannaaw bi nga xamante ne ni République tchèque daal di na nag jël présidence tournante conseil Union européenne ñu fàttali ne gannaaw France République tchèque moom nag moo nar a jiite Union européenne ci diirub juróom benn weer ki nga xamante ne ni moom nag moo di ambassadeur bu Union européenne fii ci Sénégal dal dina nag wax ne Union européenne nag nekk na kuréel goo xamante ne nii jamono ji bokk na ci itam li nga xamante ne nii moo di xeex bu nekk fële ca Ukraine France bi nga xamante ne nii jébal na témoin bi dal dina wax nag ci kàddub ambassadeur am bi nga xamante ne mi ngi fii ci Sénégal lii nga xamante ne nii nag ñoom jot nañ ko def gannaaw bi nga xamante ne def nañ juróom benn weer ci boppu conseil Union européenne boobule ambassadeur bu république bu tchèque ci Sénégal daal dina nag wax lan mooy priorité dëkkam nag jëmale ko ci nag lépp lu jëm ci wàllum guerre ca Ukraine waaye tamit lépp loo xamante ne nii nekk na nag yite fii ci Afrique nee na nag tamit dinañu liggéey ak tamit Sénégal mi nga xamante ne nii moo di président bu Union africaine waaye tamit liggéey ci beneen fànn ak Sénégal mi nga xamante ne nii tamit nekk na partenaire bu Union européenne. ñu dem boori Thiès kaay foofee nag école Sainte Anne bu Thiès am na téeméeri at école la nag boo xam ne ràññee nañ ko ci wàllu liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci wàllu njàng mi ñoom nag waa école boobu di école Sainte Anne de Thiès doon màggal téeméeri at yooyu mu di ab jubilé d'eau foofu ca Thiès Dame Sylla. téeméeri at ginnaaw bu ñu ko sàncee ngir mu amal yar ak itam am njàng ci gone yile école Sainte Anne bu Thiès. moom day mi ngi màggal ci cérémonie bile xarnu boo xam ne day jëmaliwu ko ci lenn lu dul fexe ba ndongo daara yi nekk ci anam yu mucc ayib ci wàllu xam-xam waaye itam ci wàllu nekkin. téeméeri atu bànneex téeméeri at bu ñuy permettre ñu gërëm yàlla gërëm aussi ñi nga xam ne jaar nañu fi ñun ñoo liggéey lii ba tey fu ñu toll foo toog ne Sainte Anne ci Thiès defe naa ñëpp a ko xam ci Sénégal daanaka laa mun a wax. ñaari at yi mujj yëpp ñun ñooy jiitu yeneen at yi aussi donc ñu ngi béy sunu waar daal ci tool bi bu baax. école bi la ñu ngi ko taxawal ci atum 1922 te ab sœur taxawaloon ko ngir jàppale néew gi doole yi jamono yooyu day benn classe rek la amoon. tey fii tey nag am na lu toll ci fukk ak juróom-ñetti classe ak itam lu ëpp juróom-ñeenti téeméeri élèves. en 1922 nag benn sœur moo fi ubbi woon benn école bi ñu am benn classe commencé ci ñaar fukki xale di gunge xale yooyu et ma dellu si waat rek ci objectifu école bi monseigneur Sànq rappelé na ko ci messe bi école boo xamante ne la dañ ko ubbi ko pour dimbalee néew di doole yi. lii lañ ñàkk ñaan parce que école bu dem ba am 100 ans du lu ndaw comme 100 ans du 100 jours neex na trop si ñun si ñeneen ak keneen ak keneen. Sainte Anne ñu bari bëgg nañ fi jànge parce que seen niveau d'enseignement wute na ak yeneen écoles yi. xeexoo bi nga xam ne amal nañu ko te di ci joxe ay prix ñi nga xam ne ñooy élèves yi gën a ràññeeku doon na bis boo xam ne itam autorités yi day profité nañ ci ngir daal rafetlu bu baax a baax
résultats yi nga xam ne école bi mi ngi koy am. école Sainte Anne bu Thiès téeméeri at ginnaaw bi ñu ko taxawalee ba léegi mi ngi wéy doon école boo xam ne day ay résultats yi muy am rafetlu nañu ko lool fii ci Thiès ak itam ci Sénégal bokk na ci école yi nga xam ne day dañu koy tiitaroo fii ci réew mi. Dame si la ñu dellu si ci Ndakaaru ak ci wàllu sport équestre mu di dawalum fas mu amoon nag ay compétition yu dippee championnat individuel 2022 ñu ànd ci ak Tandakha Ndiaye. mu di nag championnat yoo xam ni yii si concours obstacle loo xam ni ñi ko doon seetaan xam na lu baax a baax fi nga xam ni foofu la ñu nekkoon ay obstacle nag yoo xam ni yombul woon bu si mel nag but bi bu si mel nag rivière comme ni ñu koy waxee obstacle yu mel nag auxerre polonais ak yeneen yoo xam ni mu di ñaar wala mu di ñetti obstacle yu tegloo mu di nag loo xam ni lii lu rafetoon la. ki nga xam ne nag moo di champion du Sénégal bu bees bi si senior yi moo di Marie Foulon nag dafa dal di gagné ki nga xam ne moo amee woon raaya gi mu di Amidou Kazim mu di nag koo xam ni kii war nañu bàyyi xel si moom si cavalier yi nga xam ne nag ñoo di yu ndaw yi kooku nag ki ka gagné moo di Jacobs Décibel xale bu jigéen boo xam ne nag moom mu ngi bokk fale si écurie et hippocampe kii nga xam ni moo di Babacar Oumar Dieng moom nag si poney club de Hann la bokk moo daal di gagné si catégorie junior yi bu ñu ñëwee nag si catégorie adulte yi ki nga xam ni moo ko gagné moo di Aliou Sarr moom nag ma ngi bokk si RCD wante loolu yëpp nag ki nga xam ni moo di président wu fédération sénégalaise bu sport équestre moom nag kontaan na si bu baax ak yi mu si jàngat. xanaa sant yàlla bi nga xamee ni may nañu ñu dund encore une fois. journée bi nga xam ne moo consacré les championnats individuels ñu gis ni gannaaw lépp dafa consacré li nga xam moom la ñuy wax performance équitation sénégalaise ndax ndaw ñi nga gis ñu pare nekk fii taxaw di gunge xale yi ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii di tax ñun tuuti yi di gën a am performance di fekk si mag ñi nga xam ni ñu dëgmal lu am solo muy Jeux olympiques de la jeunesse ñu gis ni fédération sénégalaise moo ngi fi nekk di gën a def effort di gën a dem kanam loolu nag day wane ni véritablement en tout cas sport bi mu ngi ci kanam fédération sénégalaise mu ngi ko ne liggéey bi club yi ñu ngi ko ne liggéey ma jaajëfal champion yi nga xam ni tey ci jeunes cavaliers yi ci junior yi ci adulte yi ci senior yi ñoo gagné tey jii. épreuve bi nga xam ne nag mooy bee di ñëw semaine bale championnat du Sénégal la ñu koy tuddee loolu nag équipe yi nooy dajaloo ñu ngi koy defee fale cercle de l'étrier bu Ndakaaru. Tandakha Ndiaye bul sore dama lay téyewaat tuuti rek ndax foog nga wax ñu it ci wàllu pétanque naka la demee woon keroog ca Tëngéej ndax foofu yaa ngi xamal ni Adjuma Ba ak Lamine Sow bu Mermoz pétanque club ñoom ñoo jël ndam li ci tournoi ba amoon foofu Tandakha Ndiaye. Boulodrome bu Rufisque bu mag bi moom nag moo dal di dajale ñi nga xam ni ñoo di bouliste ñëwoon si concours bu mag boobu la ñu di ko wax concours populaire. concours boobu nag nekk nañu lu ma téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti bouliste yoo xam ne nii ay licencié lañu jóge nag ci club bu Sénégal yëpp ci région yi ñoom nag bi ñu ñëwee foofule nekk na participation boo xam ni bii gane nañu fa bu baax a baax ñooñu nga xam ni ñoo di jigéen ñu fa ràññee ku si mel nag Aïssatou Diop Ndew Samb ak Hélène Diouf concours la boo xam ni bii kii di duo bi di Aljuma Ba ak Lamine Sow bu Mermoz pétanque ñoo ko gagné. ñii vulgarisé nañu fi ay xale yu bare man vulgarisé fi ay xale yu bare ñu ngi nii tey fi mu ne ñoom ñooy nekk champion ëllëg ñoom ñooy nekk suñuy xer. may nag club bi dafa nekk club boo xam ne bii dafa war a dem joñe ak seen i morom donc club bi dafa war a am relève màggee du ñu dem relève bi ma takk sama ndigg maag ba si ci lem si yàlla na ko yàlla yi dem ba tey xale yooyu tey ñoom ñoo nekk champion tey. jeu du bouchon bi nag ki nga xam ni moo ko def moo di Abdou Ndiaye moom nag moo di secrétaire général secrétaire Rufisque pétanque club mi ngi si àndoon nag ki nga xam ni moo di Corinne Duy arbitre international bu pétanque. ñu ngi bind di laaj audience bugg a daje ak nouvelle équipe bi pour jàppale ñu ñoom sax dañu am ay difficulté suñu dirigeants yi suñu njiit dañuy am sax difficulté parce que maire bu changé beneen maire ñëw rek day nekk difficulté boo xam ne bii natt ak xool waa nga tàmbaliwaat loolu xam naa ne moo xaw a
tardeel affaire waaye mi ngi ci yoon wi. journée bi nga xam ne nag moom la ñuy def dimanche lay am ba di ñëw mu di concours boo xam ne ñu ngi ki tuddee spécial tabaski foofu nag si boulodrome Cheikh Seydi Ababacar Mbeng foofu nga xam ni moo di si Mermoz si jokkoog nag lycée Ngalandou Diouf jeu de bouchon bi nag ki nga xam ni moo koy def bu 10 heures jotee moo di Mbor Thiam mooy président wu Mermoz moom nag clubam dafay organiser ànd si ak roule taboul. xibaar yi dina dellu si 20h incha allah ak Adja Anne Marie Gomis mbokk yi ñu fanaan jàmm.